yéen ñi ñuy déglu yéen ñi ànd ak ñun jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ci déglu ñu ci biir bus Dakar Dem Dikk bii woy leen di ñu déglu li gën a neex mi ngi ci kanam. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal. RFM Matin mbokk yi jaa ngeen jëf sunu gan tey directeur général SAPCO Bocar Ly ñu ngi lay nuyu. mbaa mi ngi ñuy dégg Ndiogou. bisimilah Bocar Ly mooy sunu gan ñu fàttali ni mooy njiital SAPCO di kuréel gi nga xam ni benn la ci yittewoo wàllu tourisme ci Sénégal monsieur Ly ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar. di fas yéene ànd ci waxtaan wekk Alaaji Ndiogou Diène tourisme nag dafa doon loo xam ni dañuy sukkandiku sax ndax gis nañ ministre bi nga xam ne lañ ko dénk diggante tey ak ëllëg ma nga ca Casamance am yu mu fay dox waaye dañ lay laaj njëkk li ñu dégg ngeen jox ci xayma ci wàllu tourisme 1 million lu tegal ci ay touristes am na ñuy laaj ni ba xam jaawalewu leen ko wajaaskat yi nga xam ne ñooy dugg Sénégal di jaar ci aéroport yi ndax 1 million touristes moom bu fi amoon xanaa bopp koñ bu ne boo tourné gis ko xanaa. waaw maa ngi lay nuyu Babacar di nuyu auditeurs yi di la jaajëfal ci invitation bi laaj bi nga laaj am na solo parce que foog ñu leeral ko parce que chaque fois bu ñu génnee ay chiffres ñenn ñi dañ naan chiffres yi fu ñu ko jëlee li ci njëkk mooy il faut ñu d'accord ci lan la ñuy tuddee touriste parce que foofu lañ werante bi gën a nekk en fait touriste mooy koo xam ne dafa jóge bitim réew résidé wul Sénégal mu ñëw passé fi moins de 1 an loolu la ñuy wax touriste koo xam ne nii touriste du tubaab rek parce que souvent sénégalais yi dañuy confondre tubaab bi ñëw ak touriste bi touriste mën na jógee bitim réew dugg si fekk sénégalais la waaye résidé wu fi touriste mën na jógee Dakar dem Saly passé fa week-end dañ koy compter comme touriste donc loolu mooy tourisme intérieur touriste mën na jógee Bamako mën na jógee Conakry bu ñu déggee 1 million de touristes moom ci réew mi naka jekk moom xel xalaatul muy doon ñu jël avion wàcc ci réew mi ne dañuy seet Sénégal. waaw loolu dëgg la dañuy d'accord rek ci li ñu tuddee touriste buñ ci d'accord après mun nañu xool xayma yi est-ce que li ñu wax am na maanaa wala amul ndax li ñu wax tegu na ci yoon wala teguwul ci yoon bu fekkee d'accord nañ ci li ñu tuddee touriste ñun lu ñu xayma te ñu jëlee ko ci li nga xam ne mooy wàcc aéroport Léopold Sédar Senghor leneen li di jaar ci frontière terrestre yi leneen di jaar ci frontière maritime yi bañ ko xayma en 2015 am nañ ci plus de 1 million de touristes te ba ñu estimer aussi ba ñu gisee aussi évolution bi tey gis nañ ni 2016 war nañ toll ci 1 million 220 000 visiteurs si ñooñu ci visiteurs yooyu ñu xayma ci 1 million 210 000 ñoo xam ne ay touristes lañu ñu dugg si ñu dugg Sénégal en 2016. touriste mooy ñan ñi jël avion ñëw moom nga 210 000 waaw du ñu jël avion du ñu jël avion rek parce que nit mën na dëkk Sénégal jël avion dem ñëwaat kooku kenn du ko xayma comme touriste waaye koo xam ne nii feneen lay dund nga xam ne day liggéey ba namm noppalu jël avion am ñëw Sénégal wala koo xam ne nii dafa nekk biir Sénégal dëkk Dakar jël avion dem Casamance passé fa week-end wala mu passé fa une semaine kooku touriste lañ koy considérer te tamit li ñuy namm ci tourisme yëpp kooku da koy satisfaire c'est-à-dire day dem ci réceptif yi day dépenser xaalisam fa nga xam ne fa la jëm passé fa donc loolu moo tax loolu yëpp buñ ko xaymaa nag ci 2016 am nañ ci 1 million 6 000 touristes loolu la ñu xayma ci niñ ko war a xaymaa ñoo xam ne ni te bi ñu defee estimation aussi 2016 ñu ngi toll ci 2 millions 210 000 touristes te ñu ngi xalaat ni parce que gis nañ ko sur le terrain que 2017 dina ëpp loolu waaw loolu mooy li nga xam ne nii ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci tourisme te définir termes yi ba mu leer ñu xam lan mooy touriste d'accord nañ ci loolu.
parce que nag bu nee touriste moom li ñuy xalaat mooy ñi nga xamante ne dañoo jógee bitim réew ñëw pour xool ci Sénégal féexal seen xool waaye tamit xoolaal dëkk bi découverte dëkk bi ak peut-être ñi nekk ci biir réew mi tamit di dem ci kii mais bu fekkee ne sax nit ko dem Saly ñëwaat touriste la est-ce que loolu xawta tey xel tuuti. déedéet xam nga ñun du ñun ñooy wax lan mooy touriste du ñun ñoo koy définir dafa am organisation internationale bu tudd OMT. boo xam ne nii moom mooy jox définition li ñu tuddee touriste li ñu tuddee touriste nag ci réew mi bañ ko xaymaa loolu lañ ci gis. ñu fàttali ni Bokar Ly directeur général SAPCO di société d'aménagement et de promotion des zones des côtes et zones touristiques du Sénégal mooy sunu gan gis nañ ko ni SAPCO tuddee mooy lépp lu jege tefes mbaa géej ngeen yittewoo ko ngir attirer ay touristes yi rawatina xëy na yu jóge bitim réew mais est-ce que loola tey ji war na doon pexe rek ngir mën a yokk doole tourisme ci Sénégal du géej ak tefes ak la mu làmbol rek moo fi am yeneen yi nag. waaw da nga ni société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques. donc yemul ci côtes yi rek SAPCO dafa am mission yu bari yoo xam ne nii moom la ko état bi jagleel bi si njëkk mooy mu identifier c'est-à-dire xool ci Sénégal yëpp fan la vraiment la ñu mën a développer tourisme waaw mu identifier ko après mu war a sécuriser zone yooyu pour que ñu mën fa def ay investissement touristique SAPCO war na dem aménager zone yooyu c'est-à-dire defar ko ba mu mucc ay ba nga xam ne nii mën nañ fa tabax ay hôtel ak ay services liés au tourisme bu loolu weesoo beneen mission bi mooy ñu dem def promotion des investissements c'est-à-dire wuti ñi nga xam ne nii ñu ngi liggéey ci tourisme pour ñu ñëw installé wu ci zone yooyu bu ñu paree ci loolu ñu war a réaliser lu ñu naan station touristique mooy lu mel ni Saly nga xam ne nii zone la boo xam ne ça fait presque 600 hectares ñu installé si ay réceptifs boo xoolee Saly ci suñu bilan la bokk ñu installé fa plus de 17 hôtels installé fa presque 32 zones résidentielles fexe aussi ba service yi nga xam ne dafa war a ànd ak tourisme yëpp ñëw installé leen. mu nekk tey une fierté. mais gis nañ ni bu weesoo Saly yéen a ngi bëgg a yokk yëf yi ci fu mel ni Mbodiène Sarène loola ci yan pexe nan ngeen di dimbalee ñi fa bëgg a sanc. waaw li ñu identifié tey ci zone touriste zone d'intérêt touristique bari na tudd nga ci Pointe Sarène muy le projet phare tey bu SAPCO. Pointe Sarène def nañ ci ay jéego yu bari parce que sécuriser nañu zone bi commencé nañ aménagement yi fan yi ñu jëm ñu ngi koy yeggali aménagement yi aussi seet nañ ci àdduna bi ñi nga xam ne war nañu mën a ñëw installé wu fa ba am na si sax ñoo xam ne commencé nañ signer ay contrat ak ñoom ñu am aussi site Mbodiène boo xam ne ça fait 504 hectares ñu am Joal-Fignon muy am fa 20 hectares ci delta du Saloum aussi identifié nañ fa lu toll ak juróomi site Fatick Foundiougne Ndolet Missirah Toubacouta en Casamance aussi ñu ngi ciy liggéey donc am nañu projet requalification station Cap Skirring am nañu tamit projet réaliser de nouvelles stations ci Abéné ak ci Kafountine. léegi zone boobu zone Saly bi wala Petite Côte bi ci tourisme Sénégal lan lay représenter en terme d'apport ci wàllum koppar ak yooyu bu ñu ko mënee xayma dëggantaan lan lay indi ci wàllu tourisme bi. waaw boo xoolee Saly am na lu tollook 8000 lits yoo xam ne nii ay lits d'hôtel la muy ba muy dox dëgg dinañ am plus de 200 000 touristes yoo xam ne dañuy ñëw passer seen vacances ci Saly am nañ ci tamit ay ñoo xam ne dañuy jóge à l'extérieur am na ñoo xam ne aussi fii ci Sénégal lañ dëkk di fa dem di fa séjourner boo xaymaa touriste bi lu muy dépenser bu demee ci vacances le calcul est vite fait parce que boo demee ci benn lieu ngay touriste lu mu ndaw di nga fa dépenser benn 50 000. globalement li lépp nag daf ngeen ci xayma xool dëggantaan. waaw xayma yi dafay varier selon les années ak les saisons donc tey bu ñuy xayma naam peut-être Saly fréquentation bi wàññeeku na ci at yi ñu mujj. parce que doon nañ dem ba 200 000. xayma bu ñu am en tout cas chiffre exact yu ñu am c'est au niveau national donc
ñu ngi actuellement ci benn projet pour liggéey pour xam exactement ban impact économique la tourisme bi am ci Sénégal parce que am na ay xayma yoo xam ne ay estimation la parce que dañuy compter nombre de touristes yi compter moyenne nu dépense yi li touriste bi di dépenser en par jour loolu noonu lañ koy xaymaa tey waaye liggéey bi war nañ ko gën a xóotal pour am ay estimation yu exact te loolu mettre nañ en place dispositif bu ñuy permettre ñu tuddee ko CST muy compte satellite du tourisme boo xam ne dina permettre ñu xam exactement lan mooy impact tourisme bi ci Sénégal ak ci zone touristique yëpp muy Saly muy Cap Skirring muy Saint-Louis muy delta du Saloum muy aussi yeneen zone comme en Sénégal oriental. mais hôtel yi nekk foofu ak feneen xëy na am na leneen loo xam ni xëy na mën na wàññi seen doole mooy résidence yi ay nit yu tabax ay kër nit ñi léegi xëy na dem ci kër yooyu loué ko week-end lëmm wala diir ba nga fa bëgg a toog moo leen gënal dem hôtel xëy na te bëri na lool ci boori Saleek loo ko wër ñi jóge bitim réew sax ñu ngi koy commencé nand au lieu ngay dem hôtel da ngay dem loué kër goo xam ne tabax nañ ko ba noppi lépp am ca biir loolu nu nga yéen a ngi koy contrôler wala ñooñu koy def am nañ ci droit. waaw man jàpp ma ni loolu dafay affaiblir station touristique wala dafay affaiblir hôtel yi man jàpp ma loolu parce que foo dem ci adduna bi mu nekk station touristique day am hôtellerie am zone résidentielle te boo xoolee Saly tey heureusement bi ñu amee résidence yi parce que touristes yi tourisme bi bu ko xayma rek ci li ci hôtel yi di jëlee ak ñiy liggéey ci hôtel yi da ngay xayma ñi ciy liggéey ñëpp mooy ñi nga xam ne nii ñii ay boutique la ñu yor ñii ay restaurant à l'extérieur la ñu yor ñii ay commerce la ñu yor yoo xam ne nii dañuy dund ci tourisme bi boo xoolee Saly lu mu métti c'est-à-dire lu parce que souvent tourisme dafa bari ay choc ay moment yoo xam ne nii day nekk en baisse parce que lu ndaw mën na ko perturber te jàpp naa ni Saly lu tax muy résister lu tax mu résilient mooy li nga xam ne nii am na ay résidence parce que am na ñoo xam ne dañoo am seen kër donc à la kulli àll dañu ñëw wala seen i xarit ñëw fa ñooñu bu ñu ñëwee c'est vrai que. est-ce que ñooñu yéen wàccoog sart yi li war hôtel yëpp waru leen foofu tamit. nekk na problème boo xam ne posé loolu suñu liggéey la loolu liggéeyu ministère du tourisme la fexe ba ñi nga xam ne dañu am ay résidence di ko utiliser comme réceptif touristique ñu nekk aux normes loolu ñun ñoo ko war a xayma waaye tabax résidence yi dafa bokk ci composante yi nga xam ne ni moom la station touristique war a am parce que mooy permettre aussi station bi mën a résister mën a activités yi mën a continuer à toute la saison boo xoolee ñun suñu tourisme dafa dafa am une forte un coefficient de saisonnalité très important boo xoolee plus de 80% des touristes ci période entre octobre ak mois de mai la ñuy ñëw donc il faut que aussi ñi fay liggéey mën a liggéey année bi yëpp te boo xoolee lii tax loolu mën a nekk yeneen composantes yi nekk ci station bi la man dama jàpp ne résidence yi c'est un plus pour Saly warul tax hôtel yi bañ a am ay clients parce que boo xoolee ñun li ñu am ci client tey war nañ ko yokk war nañ ko multiplier par 3 wala par 4 te bu boobaa. ku ci nekk 3 millions de touristes yi ngeen bëgg fii ak 2023. waaw 3 millions la ñu bëgg fii ak 2023. te incha allah dinañ ci yegg parce que ñu ngi def ay jéego croissance bi ñu gis war nañu ko may bu fekkee amuñu un choc boo xam ne nii ñëw na perturber. mais 3 millions de touristes yàgg nañ koo wax ministre bu bees bi ñu dénk tourisme bi féddali ko ñu yàgg koo wax te mosuñ caa yegg lu tax. waaw lu ko waral nag bari na normalement Sénégal tey waroon na toll ci 3 millions de touristes bu fekkee ni amuñu woon ay perturbations yi nga xam ne nii moom la ñu am ci dernier te perturbations yi buñ koy lim fii ba suba bari na bu ci nekk nag dañ ci war a liggéey pour améliorer ko parce que boo xoolee dëkk yi ñu wër même Gambie bii nga xam ne jege nañu réussir nañu améliorer significativement Gambie lu muy am ci tourisme bu ñu amoon même niveau de remplissage hôtel yi dinañu yegg ci 3 millions yi donc c'est pas un objectif disons utopique. Gambie ak Cap-Vert kay ñu ngi mel ni ñuy waaj a sut Sénégal ci wàllu wi. wax dëgg yàlla waaw lu ko waral mooy dañu toog période bu yàgg te farataaluñu tourisme bi c'est-à-dire liñ ci waroon liggéey yëpp liggéeyuñ ko
am nañu chance nag am président boo xam ne gëm na tourisme te aussi mi ngi mettre en place dispositif bi nga xam ne moo ñuy permettre ñu rester leader parce que boo xoolee ba tey ñun on est leader en Afrique occidentale ci en termes d'arrivée touristique te aussi potentiel bi ñu am dëkk yu bari amuñu ko donc li mu laaj liggéey bi mu laaj ci la ñu war a jublu mooy fexe ba environnement global touristique bi amélioré wu fexe aussi ba gàllankoor yi mu àndal muy cherté destination bi muy qualité préceptif touristique yi muy en tout cas promotion bi mu laaj loolu yëpp je pense bu ñu ci liggéeyee ak connectivité bi mu laaj parce que Sénégal aussi dañu dem ba toll benn période boo xam ne aéroport bu Dakar dafa dem ba saturé parce que voyageurs yi voyager Sénégal dafa demoon ba metti en termes de prix mais aussi en termes de qualité en tout cas de transport. kon loolu la di firndeel ne yéen xëy na yéen ngi xaar bu baax aéroport bees bi. waaw déjà aéroport bi am nañ ci yaakaar presque boo xoolee liggéey bi pare na décembre dinañ ko ubbi bu soobee yàlla te dina yokk lu bari parce que dina yokk qualité d'accueil bi dina yokk aussi facilité transport yi dina gën a jege zone touristique yi may fàttali ne aussi Sénégal destination bi du Saly rek parce que nit ñi dañuy jàpp ne Saly rek mooy destination touristique mais destination bi gën a am importance ci Sénégal Dakar la li ñëw ci touriste Dakar moo ëpp li ñëw ci li dem Saly am nañu aussi la Casamance Saint-Louis qui est vraiment loo xam ne bu ñu fa liggéeyee tuuti rek dinañ mën a attirer beaucoup de touristes foofu ak zone Sénégal oriental ak delta du Saloum ak sa diversité en tout cas. mais loxo yi bëriwul ci mbir mi am ministre du tourisme am SAPCO gi nga jiite am agence pour la promotion du tourisme ku ne luy sa cër ak mbaa du ngeen mbëkkante faf ci liggéey bi. waaw ku ne dafa am luñ la dénk ci mbir mi parce que mbir mi tamit dafa yaatu mënoon nañ ko sax gën a yaatal parce que waroon nañ am ay office de tourisme ci yenn régions yi. am na aussi des syndicats d'initiative touristique ci région yi yu ku ci nekk am na loo xam ne nii ci nga war a liggéey parce que kat dañoo war a jàpp ne tourisme dafa di lu am importance ci économie dëkk boo xoolee pays maghrébins seen développement lu ci gën a bari tourisme moo leen ko apporter parce que dañu teel a comprendre li nga xam ne tourisme mën na ko apporter ci développement dëkk en termes de liggéey ak xaalis bu fiy dugg vraiment jàpp naa ni sax li ñu war a teg pour liggéey ci tourisme bi ëpp na li fi nekk ASPT ñoom promotion la ñuy def ñun ñu ngi ci aménagement ñu ngi ci promotion investissement ñu ngi ci gestion de station ministère moo war a réglementer c'est la tutelle ñoom en fait ñoom ñoo war a définir axe stratégique yi liggéey ci réglementation bi liggéey ci aussi fexe ba li nga xam ne tourisme bi loolu la laaj ñu mën koo taxawu ci gouvernement bi ak je pense que war nañu sax yokk yeneen structure yi nga xam ne nii mooy fexe ba ñu gën a mën a toppatoo tourisme. sauf que ñu bëri dañ gis ne Sénégal tourisme politique tourisme mooy tourisme balnéaire maanaam géej yooyu alors que am na yeneen yoo xamante ne mënoon nañ ko développer lu mel ni tourisme écologique wala tourisme religieux dëkk diine yeeg yooyu su ko defee loolu dina am koom waaye dafa mel ni côté boobu dafa lajj ndaxte gars yi farataaluñ ko. waaw ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax ñun ñëpp on est conscient que tey war nañu diversifier produits touristiques yi parce que balnéaire bi du loolu rek la ñu am nañu yeneen potentialité yu am solo yoo xam ne wax nga ko tourisme écologique parce que on a des sites extraordinaires lu mel ni delta du Saloum wala boo demee Casamance lu ci bëree bëri mën nañ koo développer. jërëjëf Bocar Ly directeur général SAPCO jërëjëf Alaaji Ndiogou Diène yéen doog jàmm Bocar Ly. jërëjëf. RFM matin bopp koñ. non mais booy man jali bu ñuul damay faj quoi booy Fatou Mbaye jali dan may faj moom lay xëy déglu matinal bi nii booy. waaw loo xewle. yokk sama rajo rek pour déranger. waaw wax ba li nga xewle. koñ bi kenn moomu ko. yaa ngi doog a wax dëgg yokk sa rajo pour déranger. non waaw. yow koy waroon def lii. pour lan yow waa li nga waroon déglu. bul déranger. c'est grave defante gi ngay defante yow gis nga coono gi nga daj ñi ak ci waa quartier bi ci defante gi. fii kenn moomul kenn. gis nga boo ko dajoon sa bopp
rek am dara. taxal wala nga dem defante la waa Bakel. dafa Bakel. benn dëkk xaw ma ballu lañ ko tuddee xaw ma bolli benn dëkk la daal bu nekk ca Bakel. waaw léegi. gannaaw ña ngay bëgg a dee. seen as forage ñu yaakaaroon pour am ndox. waaw bu di wëggu. waaw forage bu ne pakk. ay am na. may leen yéen ginnaaw yéen Bakel ñun ñi dëkk géej waaye fii ñoo ñàkk am ndox. waaw kenn réglé wul suñu problème ministre bi naan ñu mars 2018. loolu dafa yàgg sax ba sori de. waaye xëy na alaaji nag waroon na cee man dara de. alaaji man. alaaji ak gan yi mu am démb. di gani lan. yëgoo li xew. non. président Burkina bi fi ñëwoon fan yi ñetti fan yi. waaw xam nga démb la jeex. waaw. waaye dana bala moo ñibbi. faw mu jaar kal alay lekk dëxin. lekk dëxin mbaa doo asana ko gëmloo yooyu ay problème mu Sénégal. fii dëxin alaaji dafa mos a gane ji toggal ko dëxin biiru xar. mu wax mu ne kii du officiel. ok il faut ma jaar kër alaaji. kon daal fi mu ne nii teg ngeen seen i dil ba kër alaaji Assane daal. dem fa la jógee ni koo gara. mais alaajee dëxin bii dëxin. waaw baax na. yàlla xoolal gannaaw di def ci non mais biiru xar non. yàlla loolu du mooy ku waxul dëgg. yaa mën a dëxit. waaw loolu vraiment mais damaa ragal ni Marc Kabore xëy na sama yére wolof yi la ma toppee. mais nag El Hadj Assane président Burkina bi. gëlee la ndax colug cosaan gi. waaw ak piisu réewam. xanaa waxati ba dee rek. waaye sunu gars yi daal war nañu bàyyi karawaat rek. di xooj daal mos a rey seen bopp de. jërëjëf El Hadj Assane. yéen ñi ñuy déglu yéen ñi ànd ak ñun jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ci déglu ñu ci biir bus Dakar Dem Dikk bii woy leen di ñu déglu li gën a neex mi ngi ci kanam. RFM Matin. RFM Matin. émission bi yee waa Sénégal.